mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dalee nag jàmm ci xibaar yi dañ koy door rek lu soxal jàngoroy coronavirus ci ponk yi lu tollook ñaari téeméer ak benn amee jàngoro jile tey jile ci juróom benn ñi jot donc ñàkk seen bakkan leeral daa ngeen ci ànd ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci biir xibaar yi daañu dem foofee ca Fandène ca pont bu Fandène benn xale la ñu fa daal di sànni def ko ci perméable ginnaaw gi nag la ñu ko rawale foofee ca hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu diwaanu Thiès foofee la jot a ñàkkee bakkanam leeral daa ngeen ci ànd ak Aliou Diop ci biir xibaar yi daañu wax lu soxal wàllu njàng ak njàngale foofee ca INEFJA ñu fa doon nag introniser lu tollook fukk ak benn ci ay ndongo yi gën a xarañ ci académie bu diwaanu Thiès loole nag ONG FAWE ñoom ñoo ko fa amal di ngeen ko ànd ak moom ci biir xibaar yi tey jile ci talaata gi mardi gras la ñu ko duppee muy bés boo xam ne nag wàllu cosaan ak aada da ci fàññeeku lool ci contexte ci Covid 19 soxna Fatou Fall la ñu ci àndal ci ab reportage li daañu ci toftal na xibaar yi ñeel biir réew mi wax nag ci téye gi ñu téye nag soxna ci Birame Souleye Diop bu parti Pastef daal di ci toftal nag xibaar yi ñeel bitim réew lu soxal wàllu tàggat yaram mbokk yi moo di ndar képp xibaar yi tey jii talaata yemoo ko fukki fan ak juróom benn ci weeru février atum 2021 ak benn asalaamaaleykum. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV nañu ko junjee ci ponk yi tey jii tolloog ñaari téeméer ak benn amee jàngoro yi coronavirus juróom benn si ñoom ñàkk seen bakkan leeral dañ ci ànd ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye bu ministère de la santé et de l'action sociale. tey ci bésu talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru février mi nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi test yi ñu def ñaar téeméer ak benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñetti fukki cas contact amuñ ci benn cas importé mooy maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ñi nga xam ne ñooy cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji fekk xamuñu fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee commune de Thiès am na ci fukk ak benn juróom-ñaar ci Rufisque juróom-benn ci Fatick ak Saint-Louis juróom ci Dakar Plateau Kébémer Louga Mariste ak Mbour ñeent ci Kër Massar Wakaam ak Tamba ñett ci Diamniadio Mamel Mermoz ak Sacré-Cœur ñaar ci Almadies Kolda Kounoune Liberté 4 Médina Ouest Foire Yoff Touba ak Ziguinchor benn ci Mbirkilane Bopp Cité Biagui Cité Magistrat Cité Takko Jaxaay Jëppal Fass Fatick Goudomp Grand Dakar Hamo 5 HLM Liberté 1 Maka Koulibantang Matam Ñaari Tali Parcelles Assainies Popenguine Sicap Baobab Sicap Foire Sokone Tivaouane ak Yombal ñaari téeméer ak fanweeri malade si ñi nga xam ne ñi entré woon hôpital ak ñu toppoon ci biir kër yi ñu ngi am tan te dinañ génn tey bis yàlla àndee juróom benn fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation juróom benn malade ñoo jot a génn àdduna ba su démb altine fukki fan ak juróom ci weeru février 2021 ñeneen ñi des ci biir kër yi ak hôpital yi ñu ngi am tan foofee ca Fandène la ñuy jubali wax nag ci benn xale bu ñu daal di sànni ci pont bu Fandène ginnaaw gi nag lañ ko rawalee foofee ca hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu diwaanu Thiès foofee la jot a ñàkkee bakkanam leeral yi dañ ci ànd ak Aliou Diop ci micro Moussa Mbaye ñu teewlu ko. waaw mbir mi moom li ma la ci mën a wax te mën a xam mooy dama jógee Thiès yàpp ñeenti nit
di leen déposer benn village bi ma ñëwee ba ci virage bi jàkkaarloo pont bi am suñu benn grand bu dëkk Fandène bi mu ñëwee mu arrêté ñu brusquement bi mu ñu arrêté brusquement ñu taxaw ñun ko lan la bi ñu ko laajee lan la mu ni man dama taxaw nii sama benn oto dafa paan ma takk beneen bi di ko remarqué ma ñëw ba fii ma bëgg a tuur ndox bi ma bëggee tuur ndox ma ñëw mu taxawee woon ne la à droite après mu jéggi ñëw à gauche bi mu ñëwee ñëw à gauche mu ne li jooy fii nit la wala lan la oto bu ñëw moom it mu mobilisé wu mu upp koy loxo ñu taxaw ba oto yi mat fi lu mat ay 15 oto bi ñu ñëwee ba mat 15 oto am ñun ñëpp nag kenn amu ci fit mais am benn waay bu ci am fit wàcc dem wiiri bi mu wiiree après ci la jël ni lii de nit la daa mel ni bi mu ne nit la ñii ni nan leen ko tekki ñii ni no woo leen sappoor bi ñii ne leen ko tekki ñii ni woo sappoor waa ji daal di ko tekki bi mu ko teppee jàpp yëkkati nii muy nit ñëpp yuuxu ci la benn femme bu nekk nii à côté bitig bi ci kanam nii ci moo jël sax am yërmande jël yéreem li mu wadda woon ci leen jël xale bi laxas ko ci mais xale bi moom ci biir mbuus mi ni ko yaayam jure ci la ko jël rek sol ko ci mbuus bi takk ko ci. ànd baag yëpp moo ngi ci biir mbuus ma. waaw lépp daal mu ngi ci biir mbuus mi mais mbuus mi moom peut-être ni ma la ko mën a waxee daal mooy amul benn loo xamante ni loo xam ni dañ ko cee lëmas dañ ko sal ci biir mbuus mi rek daal di fas mbuus mi ñun mbuus mi sax waa ji mënu koo tekki dafa mujj dafa dagg mbuus mi rek génn xale bi noonu. mu ngoog dañuy wax lu soxal njàng ak njàngale wax nag ci ndongo yi nga xam ne dañu leen jox raaya yu am solo ginnaaw bi nga xam ne bokk nañ ci ñi gën a xarañ ci académie bu diwaanu Thiès lii di ONG FAWE ñoom ñoo ko daal di amal foofee ca INEFJA leeral li ñu ànd seek Yacine Fall Diong ba jiite ONG bi fii ci réewum Sénégal ñu teewlu ko. Moi je suis le point focal de l'AME FAWE de Thiès. Et je suis la responsable du bureau genre de l'IEF de Thiès. maa jiite ONG FAWE bu région bu Thiès nekk itam responsable IEF bu Thiès bi FAWE bëggee liggéey ci biir dëkk bi yaa daf ñu taamu ngir ñu doxal mbir mi te FAWE nee na dafa bëgg gunge fukki élèves jigéen yu gën a xarañ ci région bu nekk ci biir IEF bu Thiès ville. am nañu Maymuna mu nekkoon école Amadou Mahtar Thiam nekkoon itam meilleur élève Thiès ville ci éducation inclusive bi nag am nañu Anta Ndiaye nekk INEFJA loolu rek moo waral suñu teewaay fii di delloo njukkal élèves yi ngir rek gën a wéyal suñu partenariat ak région bu Thiès. La raison de notre présence ici aujourd'hui, c'est pour introniser ces enfants-là et qui seront des enfants boursières, que nous voulons être boursières, de par les partenaires que nous avons déjà eus et que nous aurons encore à aller chercher. Sakour Gueye bi nga xam ne moom moo di directeur bu INEFJA daal di rafetlu taxawaay bi nga xam ne lii di ONG Forum African Women Education daal di nañ koy amal ci ndongo daara yooyee mu daal di rafetlu taxawaay bu ni mel ay kàddoom Moussa Mbaye la ko dénk ñu teewlu ko. yëg-yëgu mbégte la ndaxte bu ñu nekkee fii INEFJA yàlla teg ñu ci bopp institut ñu koy diriger yàlla def itam ñu am suñu benn élève bu jigéen bu ñuy wax Anta Ndiaye mu bokk ci xale yi gën a ràññeetliku ci njàng mi ba ONG FAWE bi nga xamante ni que li ko tax a jóg moom mooy fexe ba xale yi jigéen yi non seulement dem jàngi mais bu ñu fa demee di jàng itam ñu yàgg fa ba mën fa tekki maanaam seen développement loolu moo tax FAWE jóg kon FAWE itam bu ñu xoolee njàmbaarte gi ci moom ba ñëw fii di ko introniser loolu ñun mënuñu lu dul di ko rafetlu waaye buñ ko rafetloo bu nekk itam daañu ndokkeel personnel INEFJA yëpp ndax INEFJA famille la personnel technique ak personnel pédagogique waaye nag itam daañu beral itam wax dëgg yàlla jaajëf bi jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo formé Anta Ndiaye jàngal ko ak directeur des études yëpp waaye itam daañu ndokkeel papaam muy monsieur Ndiaye mi nga xamante ni ko yàlla def na moom mooy président association des parents d'élèves INEFJA loolu daal moom mooy ay yëg-yëg bi ñu am tey si tey nii fii ci biir INEFJA mu nekk lu rëy rëy waa FAWE ñëw bu fii di ñu fi introniser Anta Ndiaye wax dëgg yàlla loolu la ñu amoon lu ñuy wax.
mu ngoog ñu weex ci leneen wax nag ci mardi gras bés bi ñu ko duppee tey ci contexte pandémie Covid-19 lu jël jëm ci wàllu rassemblement yi ñu daal di koy interdire loole nag tax na mardi gras bile def nañ ko ci contexte bu xaw a particulier ñu àndi ceeg reportage bu soxna Fatou Fall. mardi gras nekk ab feetu chrétien boo xam ne dañu ko daan def at bu nekk. waaye ren jii nag defuñu ko ndaxte lii di feebar bi di coronavirus maîtresse bile moo yoroon seenu kàddu. mardi gras bi kat corona bee tax ndax corona bi moom bëri na bëri boo xam ne moo tax tey jii fetewuñ ko dañoo toog def suñu animation rek ak xale yi toog lekk suñu goûter loolu rek la ñuy def mais corona bi daal moom bëri na moom. tey moom xaw na leen manqué tuuti. waaye comme man mii xam nga man li fa aar yooyu dama koy kii man maa mujjee solu am lu ma sol tuuti reetaan doo leeg ñu ree fecc ñu xaw a kontaan tuuti daal ñu xam ne sentir nañu mardi gras bi tey waxoon nañ leen mardi gras mu ren parce que kii bi la moo tax feebar bi corona bi mais comprendre nañu parents yi tamit comprendre nañu ne mardi gras kii bi corona bi dafa moo tax solu ñu am na parents yoo xam ne nag laaj nañ ma am na ñu jënd déguisement man leen kii amul de ndax corona bi ñu ne waaw corona bi moo tax mais corona bi bëri na bëri boo xam ne daal ku mën a moytu na moytu ku mun ñu sàmmoon teg digle yi waa docteur yi waa. mardi gras wu ren bi ute loolu ak yëfi daan am waaye nag sunu mbokku chrétien yi ñu ngay ñax askan bi ngir ñu càmmonteeg digle yi waa kër docteur. mu ngoog ñu sant ko gërëm ko moom soxna Fatou Fall mi ñu doon jukkil kàddu yooye ñu ab tabbi ci leneen foofee ca commune bu Kër Moussa ci juróom-ñaari fan ci weeru janvier xam ngeen nag lii di immeuble ba fa daan woon ba juróom jotoon ci ñàkk seenu bakkan ñu bari nag jëlee woon ci ay gaañu ñi nga xam ne rek moom moo di DG bu 3MD énergie daal dinañ koy teg loxo mu nekk nag garde à vue law yu mbiri mu ni mel nag moo di ne amuñu woon benn yoon autorisation de construction ka nga xam ne rek moom moo di nekkoon entrepreneur bi naka noone moom it jot nañ ko teg loxo Jibi Seck ak chef de chantier bi Ami Seck ma yoroon wàllu koppar gi foofee ca 3MD énergie ca Kër Moussa moom it daal dinañ koy teg loxo. mu ngoog ñu tàbbi ci xibaari ñeel biir réew mi wax nag ci wàllu politique ak lu ñeel coowal Ousmane Sonko ki nga xam ne rek moo di soxna si Birame Souleye Diop bu parti Pastef daal dinañ koy teg loxo leeral ñu àndi seek soxna Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak coowal Ousmane Sonko gannaaw ba ñu tegee loxo kii di soxna sa Birame Souleymane Diop ak Abbas Fall di coordinateur Pastef Dakar bu ñu sukkandikoo ci site internet bi di Dakar Actu ñoo ngi ko tegee loxo gannaaw bi mu bàyyeekoo këram doon dem ci bërëbu liggéeyukaayam lañu koy jiiñ bokk na ci téléphone ba doon envoyé ay message d'offense ñenn ci kilifa yi réew mi ca moom lañu ko daal di fekk jamono ji sax ñu ngi ko téye ca garde à vue. ñu desandi ba léegi ci muuri malaanu kiiraayu Ousmane Sonko njiital grand parti bi di Malick Gakou daal dina ci addu di sàkku ci député yi faree ci partem bañ a voté immunité parlementaire boobule loolu ndax ma nga ko xamle woon gannaaw réunion visioconférence ba mu amaloon ak partem ci altine gi ñu génn. ñu jeexalee ak coowal mbuurkat bi lee daal dinañu ci teg loxo président ak vice-président wu collectif bile di Souleymane Diémé ak kii di Amadou Dia lañu leen di toppee nag bokk na ci complicité d'occupation ak njaayum terrain bu amul yi kayit jamono ji sax ñoo ngi leen téye garde à vue ci brigade de recherche bu gendarmerie ba nekk ci Thiès. mu ngoog ñu tàbbi ci xibaari ñeel bitim réew wax nag ci sommet des chefs d'État G5 foofee ca Sahel njiitu réew mi président Macky Sall moom la ñu def invité d'honneur leeral yi ak soxna Koumba Fall ñu teewlu ko. ñu tàmbali xibaar bitim réew yi foofee sa Turquie ñu joxañ baaraamu tuuma États-Unis ne ñooy jàppale ñi di terroriste kurde yi ginnaaw faatu fukk ak ñett ci ay turc yu ñu jàppoon otage foofee ca Irak jiitub réew turc di Tayyip Erdogan moom moo joxañ États-Unis ci jéye jile
ambassadeur américain yi foofee ci Ankara daal di nañu koy convoqué États-Unis nag daal di nañuy dellu si waat ci mbir moomee jàpp ne responsabilité bile mi ngi dikkee ci terroriste du parti des travailleurs du Kurdistan yi. foofee ca États-Unis Joe Biden daal dinay amal déplacement officiel bu njëkk foofee ca Wisconsin bokk ci dëkk yi nga xam ne moo tax mu am ndam jamono ji Joe Biden daal dinay sumb ginnaaw ba mu paree ci procès bu destitution wu Donald Trump benn plan de sauvegarde ngir suqali koom-koomu réewu États-Unis ñu jeexalee xibaar bitim réew foofa ca Tchad mi envoyé 1,200 ci ay soldats ci zone bi ëmb ñetti frontières yi wër réew mi sommet des chefs d'État G5 Sahel daal di nañu koy ubbi ci fukki fan ak juróom ci weeru février fas yéene ko ànd ak réewu partenaire bu Union européenne ak yeneen ci dëkk arab yi sommet bi ñu fas yéene ci waxtaan ngir xeex terrorisme ci réewum Afrique lii lañ leen indiloon ci xibaar bitim réew ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah. tàggat yaram mbokk yi ñu wax nag ci CAN U20 foofee ca Ouganda bi nga xam ne jamono ji moo jiitu ci groupe A ginnaaw bi nga xam ne rek Cameroun daal dinay gagné benn bal ci dara loolee di Mauritanie Ouganda daal di daal nag ñaari bal ci dara lii di Mozambique ci ñaareelu journée bi ci groupe A Cameroun nag moo fas yéene laale ak Ouganda Mozambique fas yéene laale ak Mauritanie. Ligue des champions Liverpool bu Sadio Mané fas yéene laale nag ak Leipzig mu nekk nag match bu am solo bu fas yéene dox nag ci diggante Liverpool te international sénégalais bi nekk fa di Sadio Mané. li ci yéenekaay yi soxna Roqya Mbeng lañu ci àndal. mbokk yi dal leen ak jàmm ñu fas yéene leen jàngal xëtu yéenekaay yi génn niki tey ji fas yéene ko dooree quotidien national Le Soleil di ñu xamal ni kii di njiitu réew mi di Macky Sall dafa tukki fële nga xamante ni moo di N'Djamena fas yéene fekkee sommet G5 Sahel bi nga xamante ni moom lañ ca def invité d'honneur ñu des ak quotidien Le Soleil boobee di ñu xamal ne fële ca sud bu réew mi foofee nag it nemmeeku nañu ne l'armée bi teg na loxo ay réseau yoo xam ne kat ay rebelle lañu ñoom itamit fas yéene woon def ay ñaawteef niki fin janvier bi nag bañ ko nemmeeku ca lañ leen teg loxo loolee ngeen mën ko fekk ci page 11 bu quotidien national Le Soleil ñu dem nag seeti journal bi di l'observateur itam daal di indi actualité bu Ousmane Sonko niki noonu mu xamle ne kat parquet bi moom fi mu nekk nii fas yéene na jëm ca kanam ci wàllug mbir mi lee xanaa rek xamle ne bu ngeen demee ci quotidien bu IGFM boobu di ngeen gis ne waxtaane nañu wàllug fausse piste bu ADN bi nga xamante ni moom la ñu amoon yaakaar teg ci loxo ngir mën a leeral mbir yu ni mel ci diggante Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr ñu dem gëstu ji quotidien bu des médias di La Tribune ñoom nag it ci seen xëtu yéenekaay bi rek buñ ko xoolee dinañ ci gis nataalu Maimouna Faye nga xamante ni moo jiite lii di télévision 7TV ndax it Maimouna Ndour Faye ma ngi cay reetaan waaye moo ne day xibaar bi ñu ciy jox neexul dara ndax Maimouna Ndour Faye nee na dañoo bëgg rey ko te loolee it benn étudiant moo ko ci menacé mën ngeen ko fekk ci biir La Tribune ñu des ci La Tribune boobee moom it dikkati na ci affaire Ousmane Sonko contre Adji Sarr ndax itamit bokk na ci actualité yi gën a fës jamono ji ñu ciy xamle ne kat kii di Malick Gakou moom it jël na position wax ay députéem kat bu ñu nangu bokk ci ñi naan waaw nañu dindi mbalaanu sutura bu Ousmane Sonko. ñu waxtaane waat lii jëm ci centre de redressement yu Serigne Modou Kara Noreyni ndax it
ci ay jamono yëngaloon na lool lii di quotidien yi waaye bi yoon observateur dellu si waat ci defal ñu ci benn film bu am solo ci scandale bi nga xamante ne moo am ci centre de redressement yooyu waaye indil ñu ci lu gën a leer ngeen mën koo fekk ci page 7 bu observateur. ñu ñëw gëstu quotidien le quotidien ñoom it ñi ngi ñuy waxati ci équation boobu nga xamante ni moom lañ tuddee équation X ndax itam xam nañu ne ba ñu déposé lii di plainte contre X boobee am na ñu yëkkati woon turu Sonko waaye am na ci ñoo nga xamante ne kat nee nañu mënuñoo xalaat Sonko ndax buñ nee X kat ku ne la mën a doon kon itam mënuñu ko daal di gën a leeral lu dul xaal procureur yëkkati ci ay kàddu yu gën a leer loolee mën ngeen ko fekk ci biir le quotidien. ñu dem nag seeti quotidien bi nga xamante ni moo di Les Échos moom itamit ci mbiri Ousmane Sonko rek la ñëw ndax itam am na ci jigéen joo nga xamante ne teg nañ ko loxo mettre ko en garde à vue kookee kan la bu ngeen fa demee di ngeen koo xam. ñu des rek ak quotidien bi di Écho wax gis à sa une nag ki nga xamante ni moo di maître Abdoulaye Wade moom nag nga xamante ni it fi mu nekk nii képp ko nga xamante ni bokk nga ci parti démocratique sénégalais ñëw nga gën ko jox loxo ngir itam gën a waxtaan ak moom ci lu ñoŋal parti démocratique sénégalais ak ëllëgam loolee mën ngeen ko fekk ci page 5 bu journal Les Échos. ñu jeexalee rek li nga xamante ni moo soxal wàllu xëtu yéenekaay yi ak tàggat yaram daal di seeti suñu quotidien bi di Stade moom nag waxtaane na wàllug Liverpool mu am sax titre bu mag boo xam ne gis nañ ci ñu ne Sadio Mané éjecté du top 5 maanaam bokkul ci top 5 bi waaye it ñu gis fa ay nataal yu mel ni Léo Messi ak kii di Mbappé ak ñeneen ak ñeneen ñoo nga xamante ne tur yu mag la yu bokk ci football bi xanaa rek ni ko nasaraan di waxee la guerre des statuts a démarré. ñu des ba tey ci lii nga xamante ni moo di tàggat yaram bi waxtaane Malick Daaf mi nga xamante ne kat mi ngi xam ne ba mu dalee liggéey ci biir Jaraaf ba tey gis na ne daal def na ci li war loolee mën ngañ ko fekk ci page 6 bu quotidien xanaa ñu jeexalee ko rek ak quotidien bu làmb gi ñu tuddee ko suñu làmb ñoom nag ñi ngi def photo bombardier nag daal di ci tëkku gu rëy boo xoolee kanam nga sax danga koy ragal moom nag nga xamante ni rek taxaw na dëggal boppam ci kanamu Balla Gaye 2 nee na Balla Gaye 2 te moo réglé te moo des fa mu war a des te xam boppam lii nag waxuma ko dama koo fekk ci journaux yi donc daal leen koy jottali di leen ñaanal kenn dalu jàmm. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.